rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di tàmbali ci nuyoo bi sunu sœur yi nga xam ni ñoo ànd ak ñun tey def point de presse bi di nuyu vous les journalistes yi ngeen xam ne macha allah yéen a ngi jàpp ci liggéey bi bu baax a baax di bañ nooteel ak li nga xam ne jamono yi moo xew ci réew mi. L'heure est grave réew mi actuellement nërmeelu na nekk nañ ci réew moo xam ne justice amatu fi nekk nañ ci réew moo xam ne démocratie amatu fi muy réew moo xam ne dañ naan sax ndax yàllaa ngi fi ndax nit ñi fàtte nañu sax yàlla mi leen sàkk am fitu di def sañ-sañ yoo xam ne dañu naan ndax ñii gëm nañ ne yàlla am na ndax fàtte nañu yoonu siraat mu nekk nag situation bu tendue situation bu doy waar boo xam ne sénégalais yëpp la concerné sénégalais yëpp lay waxal donc il est temps il est l'heure pour que les sénégalais réagissent métit bii ñuy dund bu weesoo sax ci politique bi mais tous les foyers du Sénégal jigéen ñaa nga fay souffrir cherté de la vie bi metti na metti boo xam ne jigéen booy waxal balaa muy teg añ ci biir këram dina souffrir ndax lu doon jar benn léegi juróom lay jar diwlin bi la mu daan jar yokku na presque léegi ba 8000 francs mu nekk situation boo xam ni c'est intenable te foog naa ni nit ñi ñii di def seen lii ñuy def muy Macky Sall ak ñoñom réaliser wuñu ni situation bi dafa ëpp sénégalais yaa ngi xeex pour dund pour bañ a dee moom muy prôné yi nga xamante ni moom la société war a gën a sib muy nit ku dul wax dëgg muy nit koo xam ne sa intérêt kese ngay dox mais lu mel ni ñu jël ministre de l'intérieur dénk ko lépp li nga xamante ni mooy sunu sécurité réew mu jël ko di ko foowe di ko salfaañee président boo xam ne ñi ko daan xas démb di ko saaga ñi nga xamante ni ñoo ko daan sonal tey mu jël leen teg ci wetam pour lan ni wane ni moom moo yore doole ji waaye fàtte na doole yi suñu borom ba tax na tey dama naan Macky Sall Sénégal nekkatul ci ay priorité am intérêt sénégalais njëriñu sénégalais yi su ma yox Sénégal nag population moo tax nekkatul intérêt am moom waaye nag ñun ñoo ko mën a fajal suñu bopp le 8 juin bii ku mu doyul dara du la doy le 8 juin bii passé li mu gis waroon na koo yee waaye moom au lieu mu conscient parce que mënul déglu du déglu askanam au lieu mu conscient ci message bi ñu ko waroon jàllale bi ñu ko doon jàllale moom mu ñuy wan ne faalewu ma leen daal di indi koo xam ni ñëpp xam nañu li mu ko daan def di wane ni gis ngeen maak moom valeur yi muy prôné dafa bokkut ak valeur yi nga xam ni aada ak cosaanu Sénégal loolu la ñuy dundee jot na nag ñu soppi réew mi Ablaye Wade moo ne woon soppi sunu président Abdoulaye Wade jigéen ñëpp ameel ko njukkal ndax parité bi mu ñu jox kenn mënu ko koo fay ndax modèle la tey ji ci Afrique fu ma dem dañuy wax seen réew yéen démocratie moo fa am ndax parité bi ñoom ñu bëgg ko te amuñu ko Macky Sall la ñëw bëgg ci dëggate ay tànkam di toroxal parité Abdoulaye Wade moomu moo ne woon soppi waaye président Ousmane Sonko teg si ne jot na man ma ni kon soppi jot na ñu wàllu ndax coalition yee ko matal yeewi askan bi loolu nag bu ko Macky Sall comprendreul dinañ ko wan le 17 ne ko soppi jot na ñu wàllu te yeewi askan bi te bu soobee yàlla na mu meloon le 8 nu ko raw lay mel ndax xam ngeen ni bu jigéen ñi ayee dara du set dina jaar yoon dina mat sëkk ñu ciy woon nag képp kuy jigéen ci Sénégal képp koo xam ni balaa ngay jox sa njaboot mu lekk da ngay sonn képp koo xam ni say doom jànguñu ni ñu war a jàngee képp koo xam ni say doom jàng nañu ba yor seeni lijaasa toog ci biir kër gi di la wéttali boo leen joxul ndekki duñu dem képp koo xam ni balaa ngay am ndox danga koy rooti ji képp koo xam ni boo feebaree dangay sonn pour nga faju wala sa njaboot faju
cet appel est lancé à toutes les femmes vulnérables qui souffrent dans ce pays ñu ngi leen di woo nag 15 heures na ñëpp daje jigéen ñi kese bu ñu jógee taxaw foofa kenn du fa xaj waxatuma la ak sunuy doom a nga fay ñëw te sunuy càmmiñ a nga fay ñëw waaye vendredi bii le 17 bisub jigéen ñi la ma ciy lancé appel nag toutes les femmes du Sénégal bu dee sareet bu dee taxi bu dee car bu dee lu mu mën a doon na ngeen ko jël te xam ne ba su dee bu jotee kuy góor waroo cee dund. On appelle tout le monde dans la paix ndax jàmm rek moo ñu tax a jóg biir bu xiifee jooy kon bu ñu jooyee nañ ñoo war a bàyyi ñu jooy ko fañ ko war a jooyee place de la nation la ñu wax kon c'est la nation sénégalaise qui est interpellée. Le droit de manifester honorable Hélène Tine wax na ko léegi ñu koy gërëm ci taxawaayam ndax taxaw na taxawaay bi jigéen ñëpp war a am et on te félicite pour ton courage. Tout à fait. di wax rek ni bis boobu jàmm lañ ci bëgg maye nañ ñu le 8 juin nañu fexe ba le 17 buñ ci teggi dara te loolu mooy courage politique. démocratie bu amee ci réew loolu moo fay am donc Macky Sall ñu ngi lay avertir que le 17 li ñuy xaar mooy la amoon le 8 juin ngeen defaat ko ndax yaay wax kalaa signé yow lay tàggu les 7 sages wane nañ ko kon nag na nga fexe ba watawat lañ lay wax watawat Macky watawat le 17 na nga ñu bàyyi ñu yegg fi ñu bëgg jëm ndax nit boo ko bàyyiwul mu wax leneen lu mu def yaa ko ko teg demuñu kër bàyyu kenn place de la nation la ñu dem nañ ñu bàyyi kon ñu manifester niñ ko bëggee ñu ngi woo ñëpp nag waaye Macky ma delluwaat wax la ko watawat. di nuyu ci turu jigéen ñëpp la présidente Aïda Mbodj bu ma ko nuyoo nuyu naa ñëpp moom ak la présidente Hélène Tine mais comme ni nga ko waxee rek di remercier la presse di leen remercier di kontaan ci teewaay bi tey nag foog naa ne li ñu fi indi ñi ñuy jiitu wax nañ ko mooy que suñu gaal gi tudd Sénégal heure bu nekkee en danger da ngeen di seetlu ne les femmes dañuy jóg te bi yoon dañuy jóg pour une fois de plus jël gaal googu bala muy chavirer ñu téye ko comme ni ñu ko daan téye parce que aujourd'hui li nga xam ne moom moo am mooy problème de démocratie problème d'injustice mais surtout problème yi nga xam ne mooy problème de société ci problème de démocratie et de liberté yéen xam ngeen lan la ñi ma jiitu wax nañ ko mais li ñuy wax ñi nga xam ne ñoo nekk en face de ñun dañ koy wax avec détermination avec beaucoup d'engagement pour leur dire que élection mënul am ci réew mi te suñu liste nationale te titulaire bi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko jiite duñ ko bàyyi mu jàll avec sa photo loolu bu fekkee ne bëgg nañ jàmm nañu bàyyi loolu mu jàll parce que forfaiture bi nga xam ne gis nañ ko avec ñi nga xam ne ñooy garantir la constitution def nañ ko dama ne ñoom ñoo ko def lépp lu am nag ils seront les responsables loolu moo ci am solo li nga xam ne leneen li mooy que démocratie liberté ñëpp xam nañ ne amatul ci réew mi am na ñoo xam ne dañ ne bokkatuñu ci ay élections ku mel ni président Karim Wade ku mel ni président Khalifa Sall dama ne loolu dootuñu ko nangooti ci réew mi dootuñu nangooti ñu jël ay adversaire daal di leen tënk ba dootuñu bokk ñun jigéen ñi jóg nañ et bu ñu àndee ensemble dama ne loolu mënatul am ci réew mi parce que nous sommes des femmes déterminées nous sommes de vraies amazones dama bëgg Macky Sall ab ñi nga xam ne ñoo nekk devant ñu xam ko. Il y a une autre chose boo xam ne dañ koy wax mooy par rapport au grand rassemblement bi nga xam ne ñun moom la ñuy préparé muy ajjuma bi le 17 gis nga rassemblement boobu dañuy wax préfet ne ko xëy na moom moo war a garantir constitution bi fii ci département Dakar même bu fekkee ne le gouverneur il a mal interprété les textes parce que dafa mel ni xamul ne bu ñuy wax propagande ab interdiction mais c'est par rapport aux médias mais tey ñun bu ñu ci bëggee boole mooy dafa bëgg a tas réew mi moo tax dañuy wax préfet yow am nga une grande responsabilité pour nga bañ a tas réew mi indi fii loo xam ne mosu fee am na interdire marche bi ñuy woo nag suñu moromu jigéen ñi ne leen tey c'est pas seulement la démocratie et les libertés ñoom ñoo nekk en jeu mais suñu dundin moo nekk en jeu ndax coono metti na de
wax nañ ko tuuti mais am na lu gën a metti ñu ngi naan xale yi nañ leen téye mais xale yi mënuñu leen téye ndax tey ñun jigéen ñi ñooy dem ànd ak suñu njaboot parce que bu ñuy xeex c'est pas seulement pour nous mais c'est pour l'avenir de nos enfants parce que bëgg nañ ëllëg suñuy doom mën a liggéey am fu ñu dëkk takk ay jabar nekk ci jàmm loolu tamit beneen xeex la te ci xeex boobu lañ koy boole àjjuma incha allah donc kuy ñëw muy jigéen na nga ànd ak say doom ànd ak say njaboot ñu ñëw ci jàmm mais jàmm ji nag à condition que ñi bëgg ko en tout cas de fii ku fi gis nit ku fi gis ñun ñu toog dañu déterminer en face de ces gens-là parce que dama ne loi bu amatul ci réew ñun suñu devoir la pour jóg xeex ko et nous allons résister toutes les femmes ensemble te dinañ résister wan ñii ne dinañ résister préfet comme ni ma ko waxee boo bëggee jàmm ci réew mi joxeel ñu suñu autorisation parce que c'est un droit constitutionnel di wax aux forces de l'ordre et de défense seeni yaay seeni sœur ñoo nar a nekk devant et ils auront une grande responsabilité devant l'histoire de ce pays ce vendredi-là avec ou sans autorisation entre guillemets nous serons devant bu ci yàlla àndee foog naa ne du ma guddal du ma waxati lu bari mais daal wax leen ne les femmes nous serons là-bas inchallah à partir de 14 heures di demander toutes les femmes fu ñu mënti nekk ñu ñëw pour défendre ce pays-là pour que suñu gaal gi ñu téye ko ndax buñ ko téyelul bu suuxee ñun ñi ñuy soo te boobu aussi waxoon nañ la 8 bi passé moo doon démarrage campagne waxuma ne campagne législative mais campagne pour dire Macky abal ñu suñu réew bii tamit dañ koy confirmer pour qu'il dégage 2024 ndax nag sonn nañ doyal nañ ci moom. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi carte des leaders di ci jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Déthié mi nga xam ne tey mi moo ñu dalal di nuyu la presse ndax bu dul yéen kenn duñu dégg te seen liggéey rafet na pa tabaarkalla di nuyu tamit suñu kilifa yi ñu fi fekk mooy soxna Aïda Mbodj Hélène Tine ñoom Maymouna ak ñi mel ni ñoom ndax ku ñemee rek dañ laa tungoom dañ leen fekk ñuy xeex ay ati at ñu ñëw jàngal ñu tàmbali commencé ñeme ñu woo ñu tey nag ci mbir moo xam ne dafay lëmbe réew mi Wolof Njaay dafa wax lu yëngu di ko yëngal moo ko ëpp doore kon li yëngu ku nekk xam na ko tey thème d'actualité bi liiri juddu sax xam nañ ko ndax dañuy bëgg a jommi man nag ki ñuy bëgg a jommal mooy la justice te dama yaakaar ne caaxaan baaxul ñun ay député lañu man mii di wax ak yéen ci commission des lois laa bokk fa ñuy watee loi ya foofu laa bokk ca taabal jooju laay waxee mu mel ni nag téere bi ñu yor code électoral bi ay milliards yi milliards lañ ci def pour génne ko pour jox ko askan wi ñu ci gëstu di ci référé wu di ci orienté nit ñi kon ci milliards yooyu xejoon ci xale yi xejoon ci jigéen ñi on a parlé tout de suite de la pauvreté il y a une extrême pauvreté et les femmes sont les premières victimes de la pauvreté suñu demee ba ñu xiifloo leen ba ñu sonn bu élection di ñëw dañuy yokk lu ne système bi xam nañ ko ba nga xam ne kenn du am loo dundee ngay dem di dox ci mbedd yi mel ni ku jëfur su ko paree nag ñu ñëw génne seeni miette ki xëy ndékkiwul soo ko woowee tàllal ko ñaar téeméer wala ñeenti téeméer mais mu jël ko ki xëy ndékkiwul boo ko fekkee ci bureau de vote nga tàllal ko ñaari junni mu jaal dignitéem je pense que l'heure est grave mais la gravité de l'heure ñu àbb ko ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ne saurait empêcher la conviction des leaders convaincus aujourd'hui les leaders sénégalais sont convaincus li ñuy laaj rek mooy ñu jox ñu le droit de dire oui ou non quand il le faut et nous leaders femmes nous disons non et c'est non non et c'est non su Macky Sall amee ay jigéen yu nekk ci wetam di rëy làmmiñ ci lu dul dëgg ñi nekk ci dëgg war a ñëkkati seen baat donc dañ leen di wan ne ñun nawuñu leen ñi ñuy naw mooy ñi nga xam ne jigéenu Sénégal dañ leen ñor jigéen ñi nga xam ne dañu oddu seeni sër wàcc ci terrain bi di xool jigéen yu sonn yi
ñu leen di utal ay financement di leen ko jox di leen jox ay formation di jël seeni alalu bopp di ko ci def ñoom su leen état joxul duñu jàppale seeni nawle ça suffit président Macky Sall nag dañ ko lancer un message dama yaakaar ne dañu nekk di ko nax waaye ngëm yàlla na ko delloosi bi mu fii falu yaakaaru ko woon ndax ku nekk dafa ne woon c'était prématuré ñu ne bii ñëw dina falu yàlla fal ko kon na bàyyi mbir mi ci loxo yàlla bu mu forcé soo forcé lu yàlla tëralul mën nga caa am rëccu te nag yaakaar naa ne war na am ñoo xam ne nag ay mag yu baax la ñi koy wax li ñu gis ci réew mi fii liñ fi gis du jàmm ñu ngi ko koy avertir des années et des années ku mel ni Serigne Moustapha Sy wax na ko du benn du ñaar te loolu muy wax ki gën a ndaw ci ndawam ci baatin yàlla wan na ko ko kon il n'a qu'à reculer laajuñu dara suñu droit la ñuy laaj suñu droit mooy ñun ci dëgg la ñu ne lii ñuy épingler lii su Yewwi question de seconde la ay nitam xam nañ ko dañ koy wax ci suuf mais duñ ko wax mu dégg ko question de seconde la ñëwal changer dellool moom dafa am problème ci listam dañ am seen problème comme niñ ko waxee seen liste n'est pas paritaire ba pare ci parrainage bi ku nekk xam na li ci am ñoom ñu mën a valider seen liste ne yeneen liste yi duñ ko valider duñ ko nangu lii lañ ciy teg ku yàlla bëggul nga dee doo dee dinañu dem élection par A ou B ñu li lançons nag un appel mooy président de la république mën nañ ne suñu càmmiñ la mën nañ ne suñu mag la mën nañ ne amul ku koy conseil amul jigéen ñu koy conseiller donc ñu ngi koy lancer un appel qu'il recule moo xam ne nu muy reculer mu bañ a bàyyi ba mu tàng ni mars defoon mu reculer avant qu'il ne soit trop tard suñuy doom ñoo fay dem suñuy rakk ñoo fay dem suñuy jëkkër ñoo fay dem moom ci boppam ay rakkam a ngi ci ay sëram a ngi ci donc buñ ko dugal ci guuta conseil constitutionnel li ñuy def teguñu ko ci dëgg ndax ñoom c'est des juristes kayit gi ñu ñambaas jox ko nit ñi war nañ xam ne ay milliards lañ ci def te milliards yooyu waruñ koo fawee kon soo bindee téere jox ko nit da nga war a respecter sa kaddu donc duñ ko nangu tey dañ leen a dicter nag dañ leen a dicter c'est de la dictature dañ leen a wax def leen rek ñu def ba ñuy def sax xalaatuñu ndax ku nekk liir na président Macky Sall ne liste bu paritairul dañ ko du dem élection ñoom ñoo deful parité kon kay ñoom la na ko accepter même bu dee dafa juum président la ñun dañ juumoon la wax moom juum na nee na liste bu paritaire du dem élection kon na jàpp ne du dem élection su demee élection dañuy dem élection suñu demul élection du dem élection c'est clair et précis ñu ngi déglu suñuy kilifa lu ñu wax loolu la ñuy def gis nga ñun bu ñuy génn di dem dañuy tàgg suñuy doom ne leen suñu deewee dénk nañ leen diw sol suñuy dàll dem wuyu ji ñun amul lu ñuy daw su amee ñu ñeme ñun ñeme nañu ñun ki ñu àndal gaynde la mën na ruux gaynde suñu yónnee ne dama ruuxi gaynde ñu ruux gaynde parce que xam nañ bu ñu demee ruuxi gaynde duñu mat kon su ko defee na dellu ginnaaw balaa réew mi leneen di ci am ndax réew mi ñun ñëpp a ko bokk te jàmm rek lañ ci bëgguñu ci ay nañ ñu may suñu droit de manifester ñu dem manifester ci loolu mooy dëgg ñu wax li ñu wax waaw yow soo waxul soo manifester wul wax li la métti nan la ñuy déggee li la métti nan lañ koy déggee suñ la mayul nga manifester nu ñuy déggee li la métti donc maa tey bi dafa doy waaw maa tey lañ fi nekk di def ak dama am doole yàlla rek a am doole ku dul yàlla amoo doole asalaamaaleykum wa rahmatullah. Ami Collé mooy la présidente des femmes du PRP. de Déthié Fall. c'est bon maa ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu tata Aïda di ko jox nuyoo bi rek mu séddale ko jigéen yëpp ñi toog fii wax ji sax du bëri dañ ciy sànni tuuti rek président Macky Sall moom wax ji moom moo ko moom dañu am président bu soxor président bu ñàkk yërmande président boo xamante ne xamul lan mooy àq jigéen te 2012 mu xam ne jigéen moo ko fi teg man li may wax xam naa ne sax sama yaay ngeen baal ma mais ak xol bu jeex laay waxee ndax dama nekk ci terrain bi nekk adjointe au maire Parcelles Assainies gis jigéen ñi nu ñu sonnee santé bi baaxul milliards yi ñuy tudd chaque jour dinaan def nañ ko ci santé fan lañ ko dugal nañu bàyyi xaalis yi ñuy sàcc di ko dugal ci seen i kër delloo askan bi li nga xamante ne li ñu moom bërki Dembo Ndiaye moo ngi dem France ñuy foo di caaxaan surtout yéen journalistes yi nga xamante ne yéen ñu dékk seen caméra yi respecté wuñu leen journaliste Sénégal respecté wuñu leen Macky Sall joxu leen cër bu amee lu muy wax day daw ba génn Sénégal wax ko fa
te bu ñëwee ngeen koy dëkkaat yéen da ngeen ko war a boycotté bàyyi ko bu ñëwee bu lu muy wax bu mu leen ko wax te bu leen ko tas ci Sénégal ñu di ko dégg ndax dañoo yor gouvernement boo xam ne dañoo baadoo la kenn xamul lii lan la ci Sénégal kenn xamul ñun ban dëkk la ñu nekk nii nit ñi sonn nañu askan bi tàyyi nañu man nag li may wax lu gàtt rek la mooy le 17 fu jigéen mën a nekk na génn fu jigéen xale mag ndaw nañu takku ba dëgër ñi mun sol blouson nañu mun sol blouson ñi mun sol basket nañ ko sol ñu mun a takk seeni sër nañ ko takk le 17 bu leen kenn jiitu yéen jigéenu Sénégal yéen laay waxal ndax yéen a sonn yéenay dem ci marché yi dépense yi dem nañ ba dara doyatul suñu góor yi sonn nañu man nag li may wax lenn rek la mooy Macky Sall askan bi doyal nañ ci yow suur nañ la këll te yow war nga xam ne wan nañ la ginnaaw sa wàcc jot na liggéeyu leen dara bërki Dembo Ndiaye sa jabar mu ngi tiim ay enveloppe yu ñu ko jox nee na enveloppe yi daf ko dépassé foofu la waroon xam ne jëkkëram liggéeyu ñun nag sonn nañu tàyyi nañu li may wax fii laa koy yemale maa ngi jéggalu ñëpp. c'est bien Aminata. aleykum suñu mbokk yi suñu xarit journaliste yi ñoo ngi leen di nuyu suñu moroomu jigéen suñu yaay yi fi toog yëpp ñun danañuy lancer rek benn appel ndax yaakaar naa bu ñu doonee jigéen dolli si doon ndaw bu ñu gestoo gis suñu yaay Aïda Mbodj bépp manifestation bi nga xam ne dafa soxlal askan bi mu nekk ci kanam yaakaar naa bu ñu toogee suñu kër di seetaan télé wala ñu toog war nañoo am lu ñu xoolaat suñu bopp war nañu am ay questions yu ñu posé wu donc dañuy lancer message si bépp jigéenu Sénégal tey situation bi Sénégal di dund yaakaar naa kenn gënu ko yëg jigéen ñi parce que le panier de la ménagère moom moo gën a éprouvé wu si jamono yi ñu toll génnal jaar ci boutique bi ngay dugg tey ceeb yokku na dëwlin yokku na suukar yokku na saabu yokku na café bi nit di naan sax dafa yokku tey boo génnee maire bi jaay gerte caaf ci mbedd mi sax daf la naan yokku na loolu lan moo ko waral dund gu metti tey malheureusement ñu am benn président ba nga xam ni il a préféré génn ànd ak un insulteur public di taxawaalu ci dëkk bi plutôt que muy penché wu ci problème yi nga xam ne moom la situation bi di dund tey boo xoolee nguuram te di ngeen ko gis ci semaine bii di ñëw ñoom ñëpp takk nañ seen ay bagages takk nañ seen ay jaag ji daw nañ dem France dañuy fecc ji dañuy wayu pendant ce temps là Sénégal tey jigéen ñaa ngi souffrir tey benn yaay du nelaw bu sa doom génnee bu 20h jotee li sa doom wàccul boo tëddee doo nelaw numéro boo xam di nga ko woote pour xam fu mu nekk lan moo ko waral insécurité muus sax ci boppam boo ko téyee di ko pousse ba mu sa simir bu yàggee dalay song te yaakaar naa ñun tey foofu lañ toll ak le président Macky Sall dafa topp sénégalais yi di leen pousse di leen pousse di leen pousse di leen xiifal di leen maral di leen xooyantal goo xam ni tey jii suñu continuer banque suñuy loxo ëllëg nag jooy day wees parce que bi nga waree wax bi nga waree xeex bi nga waree jooy boo ko bàyyee ba mu paase boo gesoo koo fay fekk doo fa fekk kenn Macky Sall masul def lu bett sénégalais yi lépp lu mu ñu teg coono bu mu ñu mas a teg am na ay prémices ci kanam dina junj ñuy toog di seetaan ku ci nekk naan man laaluma laal na Karim Wade kenn man laaluma mu dem si Khalifa Sall ni man ñeneen ñi ni laaluñu mu dem jëm ci wàllu jëm ci yeewi bu subaa ci yeewi ñeneen ña toog sax di seetaan ni ñoom seen yoon nekk si bu paree si ñun si ñooñu la jëm s'il y a une seule liste boo xam ne paritaire Sénégal c'est bien la liste de Benno Bokk Yaakaar donc su amee benn liste boo xam ne warul mën a bokk ci élection législative yi ñu jëm moom la donc loolu il faut que mu leer ci boppam mooy ni par la force su ñàkk bokk dee am moom moo dul bokk wala élection du am Sénégal ñuy lancer un message pour le 17 incha allah jigéen ñi bu ñu fa kenn jiitu fulla fayda jàmm si jigéen la ko ñëpp xamee tey ñëpp xam nañ ni fépp fu ñuy wootee jàmm ñun kenn duñu fa jiitu mais tamit fépp fu ñuy waxee xeex talaatay ndeer le 7 mars sama yaay Aïda Mbodj ngi nii toog ay jigéen a ko jiite woon te kenn fàttewu ko te jigéen ñooñu seen ay doom seen ay sët ñoom ñoo fi nekk ba tey Sénégal amul benn jigéen buy daw bu jàmm jotee dinañ woote jàmm ñoom bu ñu bëggee jàmm dinañ continuer ak ñoom si jàmm bu ñu bëggee leneen nag wax dëgg yàlla fa lañ ñuy fekk donc message la ñuy lancer pour que jigéen ñëpp nañu génn bu boobaa njaboot la jàmm la ñuy woote xeexuñu xuloowuñu ñoom nag su fekkee bëgg nañ jàmm gis nañu message bu ñu leen lancé ci le 8 bi passé su fekkente nag xëy na lañ leen waxoon le 8 moo leen tiital wala ñu xalaat la leen daloon ci élection locale yi passé ñu nelaw yeewu fekk na Sénégal ñàkk nañ département yëpp ñàkk nañ commune yëpp su dee loolu moo leen tiital ba ñemewu ñoo dem élection même avec le dernier de nos suppléants dañ leen di dóor yu metti donc nañu xam ne incha allah élection bii bu amee kenn kuy ñàkk bokk ñoom lay doon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. Très bien, Aminata. Félicitations. Khady. Madame Sylla Khady Niang bu PM parti Habib Sy. si nit ñi sonn nañ sonn boo xamante ne boo gisee demande yi da ngay waaru
commune Hann Bel-Air géem a dëkk même chose nit ñi dañuy rang def ay demandes suba ba ngoon yow président de la république nga gis loolu jéemoo xool noo régler problème mu sénégalais yi waaye taxaw suba ba ngoon di fëgg dënn naan man def naa lii def naa laa mais li nga def kenn gisu ko ndax askan bi li mu bëgg mooy lekk naan faju te loolu tey mooy problème mu Sénégal waaye yow soo yeewoo suba ba ngoon lenn rek mooy sa yitte nu may yàqee liste Yewwi Askan Wi nu may fexee ba nga xamante ne leader Yewwi Askan Wi du ñu bokk lenn na ko tiital mooy liste titulaire ba nga xam ne Ousmane Sonko ko jiite ak ñu mel ne sama grande sœur Aïda Mbodj ñooñu la ragal ñemewu leen moo tax ñemewu la jànkaarloog ñoom yow bu fekkee da nga ne liggéey nga man def naa lii def naa laa seen nit di ko bàkkoo seen jigéen ñi fu ñu toog di wax ay wax kasaw yoo xam ne kenn mënu koo dégg bu fekkente ne loolu la da ngay ñeme bëre waaye yow tey mu mel ne rek nga ne damay dem coupe du monde ñu ne tey waa liste titulaire ba nga xam ne fa la Sadio Mané nekk dañ koy teg de côté daal na nañ jël suppléant ñu nekkoon ca banc ba nga xam ne kenn xamu leen ñooñu laa ñeme ñooñu laa jàmbaarloo loolu di ngeen ko nangu xam nga du ngeen ko nangu donc titulaire bi nga xamante ne ñoom Sadio Mané ñoo fa nekk kàngaam yaa fa nekk boobu la bañ a jàkkaarloog ndax moom ñemewul loolu ñun ñëpp xam nañ ko te loolu ñun tey duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ndax fii dañ ne démocratie bi nga xamante ne na dëkk yëpp dañ ñu ko soppee nawee ñu ko dëkk Afrique boo dem ñu naan Sénégal démocratie loolu du fi dañ duñ nangu nag tey président Macky Sall di ko yàq ñun ñu toog di seetaan ndax buñ ko seetaanee tey ëllëg suñuy doom den ñu waaye yéen président Macky Sall ba muy def lii fu ngeen nekkoon xanaa da ngeen toog rek na yàcc ne sax mel ne yaafuus duñ ko nangu ñun duñu yaafuusu kenn li ñuy wax tey mooy na ñëpp ànd ak ñun ci combat bi ñi ngi woo ñëpp nag ci jàmm ak salaam ni ko sama sœur yi waxee ba pare mooy dañoo bëgg le 17 ñëpp génn ñëw taxaw ñu wane ne démocratie am na si dëkk bi ñu wane ne ñun li ñuy jooy pour suñuy doom suñu njaboot tax ñu koy jooy dañu bëgg suñu liste jàll ñëpp bokk en 2017 su ma juumul 47 liste moo amoon fii 15 ñoo déposé lu ko tere woon mu bàyyi 15 yi peut-être bu dee ñeme nga jàkkaarloo 15 yi ku mën sa morom duma loolu la ñu wax waaye yow tabax sa arène ba mu rafet nga ne waa arène bi rafet na maa ko tabax waaye damay tànn ku may bëreeg kon da ngaa ragal li muy ragal nag lañ bëgg a xam lan la na woon sénégalais yi ne ñeme na jàkkaarloog ñun xeex ñu dóor ko am cohabitation dem assemblée loi yii muy teg nga xam ne kenn àndu ci ñu mën na ko déet li du fi am cohabitation bu amee mooy tax Sénégal mën a jëm kanam ndax am na yu bëri yu ñu fiy def yoo xamante ne baaxul guddi baaxul bëccëg te ñu ngi koy nangu parce que amuñu choix parce que voté nañ ko parce que il a une assemblée boo xamante ne c'est une majorité mécanique même ñi nekk opposition bi ñi fa nekk bu ñu waxee kenn du leen déglu ñoom ñu voté seeni loi muy jàll loolu mooy dakk ñun loolu la ñuy xeex bëgg ngeen jàppale ñu ci xeex bi ñi ngi leen di ñaan yéen ñëpp vendredi ngeen ñëw taxaw jàppale ñu ci combat bi di leen gërëm di leen sant wasalaam. Je remercie toutes les femmes présentes, mais laissez-moi aussi remercier tous les partis, membres de la conférence des leaders, qui se sont déployés effectivement, et particulièrement le président Déthié Fall, qui est venu très tôt et a mis tout en œuvre pour que ce point de presse se passe dans de très bonnes conditions. Je pense que la cause est entendue. Nous allons mobiliser le 17. Nous allons nous faire entendre le 17. Les femmes vont jouer leur partition. Les femmes vont faire entendre leur voix. Leur voix pour dire au président Macky Sall qu'en matière électorale, tout vide juridique profite aux compétiteurs. Pour dire au président Macky Sall que son conseil constitutionnel, j'ai bien dit son conseil constitutionnel, a posé un acte que personne ne comprend, qu'on peut considérer comme une opportunité politique et non le respect du droit. Le droit n'a pas été dit. Et je l'ai dit la dernière fois, lors de mon discours le 8 juin dernier, que le dernier recours, ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Le dernier recours, c'est la population. La population va se faire entendre, dedans ou dehors, dans la rue, si ce n'est pas autorisé, ou bien en ordre organisé. Donc, nous lançons une fois de plus un dernier appel pour demander aux autorités compétentes d'autoriser cette manifestation. Je pense que Yewwi Askan Wi et ses amis ont déjà fait preuve de discipline et d'organisation. Donc, aucun problème
ne saurait intervenir si effectivement nous respectons les droits et des autres, des droits consacrés par la Constitution. Aujourd'hui, c'est Benno Bokk Yakaar qui partira selon les désirs du chef aux élections. Aujourd'hui, Yewwi Askan Wi est martyrisé. Aujourd'hui, on fait tout pour écarter Yewwi Askan Wi. Nous allons nous battre, mais nous tenons à exprimer notre point de vue devant l'opinion pour dire à l'opinion que personne n'a le droit d'écarter Yewwi Askan Wi. Les juristes ont fait prévaloir le vide juridique pour relever le caractère inclusif du processus électoral. Ne serait-ce que pour ce caractère inclusif, on devait faire prévaloir ce vide juridique pour laisser à Yewwi Askan Wi sa liste intacte. D'autant plus que la liste est unique et indivisible. Il y a une seule liste. On le dit et on le redit. Cette liste amputée de Benno Bokk Yakaar, on ne pourrait pas la considérer. Et je pense que celle qui doit diriger cette liste doit la refuser parce que ça va entrer dans l'histoire sans gloire. On a beau chanter la promotion des femmes, on a beau chanter la tête de liste qui pourrait être historique, mais on ne saurait chanter cette liste de Benno amputée qui va entrer dans l'histoire sans gloire ni honneur. De manière triste. De manière triste, vous avez raison ma sœur. Donc, les femmes aujourd'hui sont debout. te dañuy wax ni ñetti tàccu jigéen nag xajul ci benn bopp góor jigéen ñi tàccu leen seen ñetti tàccu tàccu leen seen ñetti tàccu jigéen xajul ci benn bopp góor te ajjuma nag Macky Sall dina jot ñetti tàccu jigéen ajjuma Macky Sall dina jot ñetti tàccu jigéen ñu ni ko jigéen ñi xiif nañ seen njaboot xiif nañu dinañ ko ni jigéen ñi fajuwuñu seen njaboot fajuwul dinañ ko ni jigéen ñi seen njaboot jàngul dinañ ko ni sunu mbokk baykat ya ñu bàyyi ca tool ya amuñu engrais te problème yii yëpp li ko daal mooy président bu tëlee mooy jël lu dul priorité def ko priorité ndax ñun assemblée lañ nekk xam nañ ni ñuy voté xamul luy priorité dama ne jigéen ñi bu ngeen dooree Macky Sall seen ñetti tàccu yi prononcé leen seen départ pour le départ de Macky Sall ñetti tàccu jigéen ñi je vous remercie.